internet Dakar Buzz TV nuyuwaat nañ leen bu baax a baax mbégte jàkkaarloo ak yéen ñu ko defee saa su nekk di leen ziar ci koor gi di leen baal àq am mbégte également dalal Abou Diallo bokk ci nga xam ne ñoom ñoo créé Revocap bokk tam ci yeneen kuréel bokk na ci COS M23 ak yooyu moom nag lañ nar a seetlu waxtaan lu jëm ci actualité mi ngeen ko xamee ni ñu koy defee saa su nekk Abou ñu ngi lay nuyu di la ziar dalal la jàmm fii ci Dakar Buzz ñu bàyyi la ko nuyu ak internet. auzu billahi mina sheytaani rajim salaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi am mbégte à travers seen micro Dakar Buzz di nuyu aussi sénégalais yi nga xam ne ak internautes yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel bu baax Dakar Buzz di leen ziar ci weeru koor bi di leen ndokkeel bu baax ci weeru jàmm ji nga xam ne yàlla indil nañu ko ak xéewal di li ñuy njëkk a def rek mooy di remercier Dakar Buzz parce que réew mu topp kaa la mais yéen da ngeen di topp information di defaale social parce que dafa am benn affaire boo xam ne dama koy gis ci seen télé bi yàlla na doon télé mu sensible ci man trop parce que dama gis ni à chaque fois bu amee sénégalais bu nekk dans les difficultés da ngeen di dem jëli ji ko topp seeti ji ko ba këram su ngeen ko seeti jee ba pare am solution après gis naa ñoo koo xam ne waaye wérul yi la daan wër ci mbedd bi da ngeen ko doon couvrir ba loolu am solution ma gis ci aussi mag moo xam ne def na ci benn affaire événement bu reelu sénégalais yi bég ci ngeen fexe ba mu ziar soppeem waaw ngeen fexe ba mu dem ziar soppeem muy Cheikh Ahmad Tidiane Chérif donc pour man humanisation boobu ngeen boole waale ak vérification de l'information pour xew-xew amee damay gis da ngeen di bàyyi information bi dem ci bërëb ba mu xewee woon pour am lu leer loolu dañ leen ci féliciter parce que dañu tombeek milieu médiatique bu pauvre milieu médiatique bu médiocre milieu médiatique bu commencé di installer benn haine de choix ak benn crise ak benn désinformation su amee ñoo xam ne am nañ matuwaay boobu dañ leen ci féliciter surtout sur le plan social ni ngeen di taxawoo doomu aadama yi ba nit ñi di jaare fii di mën a def seen jéego pour dimbali doomu aadama. fii ci Sénégal ci jamono ji ñu teg loxo Cheikh Oumar Diagne bokk ci ànd sàmm jikko yi naam sax tekki na ndombal tànkam waaye ñoom àndaloon di xeex ba tey ñu ngi koy jàppale gis nañ manifestation bu amoon ca place de la nation ñu ne nag joxe nañu ultimatum gi rek ñu daal di koy bàyyi ndaxte teg gi ñu ko teg loxo génnewuñ ci loxo président Macky Sall ban xalaat nga am tey jii ci teg loxo bi ñu teg loxo Cheikh Oumar Diagne. ñu ngi ci weeru koor gi kenn yéenewul kenn kaso parce que nit ñëpp ay doomu aadama lañu dafa nekk loo xam ni kenn bu ñu sañoon doo nekk ci parce que kaso moo nekk loo xam ni képp ku yeewu yaa ngi ci muslu mais nag dañoo nekk nag ci réew nag boo xam ne du ñu bàyyi nit ñi di tooñ di wax lu leen neex ak di def lu leen neex li xew lu ci waay wax jëmale ko ci président tooñ ko parce que réew mi léegi nag dafa toll foo xam ni ki nga faral moom day baax waaye ki nga faralul dafay bon réew mi dañu toll ci nag ay kilifa réew commençant ci chef de parti activiste yi journalistes yi ñu ñàkk kilifa ñu joxul war ma benn kilifa commencé ko institutionnaliser nag teg ko fi commençant par Cheikh Oumar Diagne boobu parce que Cheikh Oumar Diagne dafa am problème ak benn nit kooku dem ci wàllu yoon porter ko plainte muy Djibril War muy droit wu Djibril War avant Cheikh Oumar Diagne ñu koy porter plainte Djibril War man musuma d'accord ak moom parce que Cheikh Oumar Diagne dafa dëkk ci di tooñ doomu aadama yi ak di tuumaal doomu aadama yi te l'islam gi muy mbubboo l'islam loolu la njëkk a bannir dafa di nit ku maanuwul nit kuy tudd turu nit ñi di leen tuumaal ci ay mbir di jaxase tarixa yi kenn xamul woon ban objectif moo ko tax a jóg objectif final bi mu ne damay dem élection législative yi avant muy démissionner loolu leeroon na ma début bi mu yegsee si laa xam ne dañuy politique bettuma parce que loolu laa wax benn moment ma ne leen bu dee da ngeen bëgg a dem assaillir les institutions c'est votre droit le plus absolu mais bu leen laqatu ci milieu activisme social bu leen laqatu ci milieu média yi bu leen laqatu ci ginnaaw parti yi wala ngeen laqatu ci société civile bi pour mën a atteindre masse yi mais assumer leen ngeen dem loolu moo indi lii parce que Cheikh Oumar dafa yegsi rek commencé dugg di def ay révélation di tuumaal nit ñi di tooñ doomu aadama yi di xas gor yi loolu même bu dul sax wàllum jullit aada avant l'islam di ñëw ci rafetal la nekkoon mais Cheikh Oumar Diagne dañ gis mu nekk nit koo xam ni da doon tudd doomu aadama bu dem na ba benn instant man ma xëy fi song ko dem na bay attaqué naan tarixa yaa ngi daanu léegi nit ñi gëmatuñu sëriñ seeg tarixa si dem ba commencé di désacraliser l'autorité religieuse commencé di ñu di jiin ñun ëxlu tarixa yi ñu koy assumer parce que ñun amuñu ku mel ni man awma lu dul Tiwaawan ak li fi mag ñi bàyyi
mais boo demee ba naan ñu blanchiment la ak yeneen di ñu xas mais mag ñi kenn topp ko ci nitu tarixa kenn topp mais ku mu tiim tooñ ko tudd liste moo ko yóbbu ci yoon. yoon woo ko déglu ko léegi nag ay xaritam ak ay soppeem nañ ñu may jàmm. mais dañu menacé président Macky Sall jox ko ultimatum maanaam tey. mais loolu d'ici mardi su ko bàyyiwul ñoom pare nañu pour jëlee ko ci kaso bi. xam nga ngoone loolu war na la def sax ay reetaan gars yi micro yee bari rek ak site yi seen bopp yi tàng xamatuñ fu ñuy taxaw wax ji gis nga bi micro yi baree ak site yi kenn xàmmeetul góor yàlla yi góor yaay may ma ñeex yi ak góor dëggantaan yi. dama ne bi micro yi baree ba léegi télé yi tas kenn xàmmeetul journaliste ak journaliste kenn xàmmeewul militant kenn xàmmeewul activiste kenn xàmmeewul businessman kenn xàmmeewul homme d'affaires kenn xàmmeewul démagogue kenn xàmmeegul populiste si la nit ñi bari wax loolu wax la rek mais réew mi dafa am ay institution de. dama ne réew mi dafa am ay institution laa wax ñu bari nañu doon wax du ma wuyu ji bari nañu doon wax diw du fa def 72 heures bari nañu doon wax bu ñu ko jàppee nangam am ni réew mi de 1960 ba 1900 police ak gendarmerie du caaxaana la fay dugal de tribunal aussi pour nga liggéey fa doon magistrat ak concours la fay dugal de police beeg loolu ñiy wax nag di wax mooy day neex rek seen yaram tàng ñuy wax parce que am na si ñoo xam te ni liggéeyatuñu parce que dañ leen di cotiser léegi dañ leen di yalwaanal day am ñu nekk sa ginnaaw di la dimbali non dama ne réew mi dafa am ñoo xam ne ni bayatuñu tool dafa am ñoo xam ne ni créetuñu entreprise dañuy yëkkati coow après bu ñu kiiwee gars yi dajale leen utal leen i oto ñi utal leen i kër ñi utal leen yóbbu leen ñu faju ji bu ñu feebaree waaw dafa am ñoom dañu institutionnaliser benn ñàkk jom ak benn ñaan déguisé bu ñu institutionnaliser moo tax léegi nit ñi am jot nekk ci mbedd bi. d'accord mais Abou ci par rapport ak ñaan bi ngay wax gis nañu fi du ci bari ku ci mel ni capitaine Touré bi nga xamee ne dàq nañu ko ci gendarmerie nationale mu daal di góorgóorlu ba ñu recruter ko foofu ci IAM bi mu def xëy suba ab bataaxal ni ko mënatoo fee nekk di liggéey ñu defal ko ket ak yooyu est-ce que loolu tey du Sénégalais yi ñoo baax seen baax bopp wala bëgguñu injustice. non Sénégalais yi kenn mënu leen Sénégalais yi seen bopp dañoo une partie majorité Sénégalais dañ jibawul ak seen bopp. maanaam. mooy wóoluwuñ seen bopp sax jibawuñu ak seen bopp xam nga tey moom laa la wax ne la. si affaire yi xew-xew yu amee da ngay gis affiche yi am ci télé man wax na leen ko yéen ñaata nit ngeen dugal ne nañ leen faj. de la santé yéen a remplacé Diouf Sarr remplacé ministère de la famille remplacé direction de l'action sociale mais yéen mën ngeen mesurer mais ki ñu faral rek la ñuy jàppale. ki ñu faral rek la ñuy jàppale xam nga 14 morts yi bi mu amee waroon na mën a am kañatu 1 milliard. pour ñi kan moo joxe du sëñ Mountakha Mbacké pour man nag ñooñu gis nga li ñuy wax naan haadiyee jox ko soppe ak dindi ci sa alal dem jox leneen pour man foofu la nekk mais ci biir gis naa ay affiche ku mu neex na nga def li la neex bu leen neexee ñu may nit bu yeewoo bu ko neexee mu xool capitaine Touré wala mu xool keneen may ko 1 milliard alalam la parce que man sama yaay ji ma yar ma daan wax nit mooy tul ko ñaar yi mooy doomam ak poosam boo ci yàgg domp rek mu won la boppam ñoo ko moom nañ def li leen neex mais réew mi Sénégal laa wax opération de marketing yooyu ak opération yooyu ñuy def dama wax ni jibawuñu ak seen bopp parce que bu ñu jibawoon ak seen bopp am na yeneen yu mel noonu ba ci xew-xew bi am ci xew-xew capitaine Touré bi am na ab gendarme laa wax bu ci loxoom yàqu ci lacrymogène bu ci yàqu defaluñ ko parce que farul ci benn parti farul ci benn camp deful lu arrangé benn camp am na 14 morts yu ci am yoo xam ne ni ay xale lañu woon dëkk ci ay conditions yu mel Serigne Mountakha Mbacké moo jël xaalis dem dàmp leen noppal leen gisoo ko ci nguur gi gisuma ko ci ñoom am na ci ñu ci bàyyi ay séquelles am na ci ñun ci yàq seen bien privé te seen yoon nekku ci woon mais dama ne loolu laa wax yëpp dañ ko faa teg mais boo ko déggee rek en général ci kañu faral la jëm te ba fekk na boobu am na kuy ñaan am na koo xam ne ni ma ñu ngi naan mu ngi waaj a dee dañ koy opérer kii moo ñu ngi naan am na ñoo xam ne ni balaa 2 mois ñu war leen opérer dañuy décédé am na si ñoo xam ne ñu ngi hôpital yi ñu ngi ordonnance mais yooyu yëpp xooluñu ko xooluñu aussi ñi nga xam ne ni ñu ngi ci difficulté yi xooluñu aussi ñi nga xam ne ca nawet ba léegi ñu nga ca toog donc ki ñu faral rek lañ koy defal donc moo tax ma ne la Sénégal dafa toll ci réewum parparloo ak réewum boo xam ne consensus sur le faux mooy c'est-à-dire dañuy baaxal lu bon waaye fi ñu faree nag moom bu ko fa nekkee kooku moom dafa am problème mais bu dee faruñoo ak yow non nañ la rey loo def baax na loo deful baax na foofu la réew mi toll. d'accord mais sa jàngat par rapport ak li ñu tuddee entre guillemets acharnement contre capitaine Touré ndax
dàq nañu ko ci IAM te boobu ñu fay daan dooleem ngir am koom-koom ndax boobu léegi liggéeyu pour dimbali njabootam yaakaaroon ne mënoon nañu ko bàyyi foofu mu liggéeyam jàpparoon ni comme ñeneen ñi acharnement de contre moom. bon xam nga li tax capitaine Touré parce que man moom lu ma wax constance bi ma ci am bi ñuy njëkk affaire bi di am mu def feebar man damaa bokk si ñu taxaw ne capitaine Touré dafa déshonoré nañu ko punir. d'accord ci question. ah non mais pour man sax y a pas de réserve. parce que lu toll ni gendarmerie nationale xam nga dama wax ñoom pourquoi ñu ñuy jox portrait robot wu capitaine Touré mais nañu jox portrait robot wu Abdou Mbengue ak sër général Moussa Fall ak biir gendarmerie Mamadou Diop ancien maire bi nga xam moo créé gendarmerie Alsane kii Kazer Samba Diéry Diallo moom Mamadou Diop rek laa wax mais léegi je vous dis que ni ñooñu dégg nga leen ñu wax seen parcours ak fi ñu jaar jóge ci zéro def ñenn njàng mais capitaine Touré lu ko siiwal. li ko siiwal ci li ñu wax dossier bu ñu ko doon sant bëgg a jaay. waaw nit mu ne. non man dossier bu ñu ko sant ak jaay dooleeg yooyu du ma ci dugg mais li ma dugg mooy un gendarme assermenté muy médecin muy policier bu nekk ci liggéeyam ci fonction am lu la tënk fa mu nekk interne ci gendarmerie bi ñoo topp ba gis ko mu am ñu mu war a jokkal ñu sanctionné ko ndax balaa mbir mi doon am dawoon na defoon nay vidéo. daw bi est-ce que. non dama ne sa sécurité était menacée. kenn la sécurité menacé wul parce que dellu siwaat na subir sanction yi subir leneen te dara yënguwul non dañu am gendarmerie bu am solo ci réew mi gendarmerie bu baax parce que xam nga lu tax ma ne ñiy jël élite politique bu bees bi bu ñu leen toppee dañuy yàq réew mi te jaruñu ko ñoom ñëpp ay chômeurs lañu ak ay consultants ambulants lañu ñoom ñëpp nguur la ñuy uti jee liggéey mais ces institutions yooyu ma lay wax xam nga cette gendarmerie là bi policiers yi bi gars yi di rayante ci élection 2019 yi parti politique yi ñoom dañu yeewu jël seeni groupe GIGN envoyé ci kenn ku nekk ñu protéger la boobu politiciens yi waxuñu leen dara bi ñu paree installé président Macky Sall ba mu nekkee ci opposition bi da doon wax yéen police bi laay wax yéen gendarme bi président Abdoulaye Wade waaye diggante deuxième tour ñëw nañ gérer ko yor sécurité yóbbu ko fa tey Ousmane Sonko bu dee mooy doon président bu dee Déthié Fall bu dee Abdourahmane Diouf la bu dee keneen la ëllëg it noonu nga leen fi fekkat ñu nekk ay institutionnels mais ka fa doon liggéey ci biir ñu dénk la dossier ñu topp dossier bi ba yëg di ni am na lu génn ci dossier bi ñoom ci seen biir seeni sanction militaire ak seeni sanction jeexal ba ñu génnee la ci ba génnee la ci loi militaire ñi ci biti xamuñu lu xew seen yoon nekku si parce que supérieurs yi waxuñu moom capitaine tamit waxu leen leneen mais danger la ci bu doon pays bu xam ne ni pays bu développé la ku mel ni capitaine Touré dootul jaxasooti fenn parce que secret défense dafa am xam nga nit ñi parfois émotion ak partisanerie ak tamit manipulation ak tamit féete fenn daf leen mais li capitaine Touré def laa wax man li capitaine Touré laa wax lépp loo xam dafa am war na mën a am sanction ba mu def excuse publique capitaine Touré nit la bu waroon taxaw ñaan jéggalu sénégalais yépp jéggalu l'honneur de la gendarmerie bi mu déshonoré et que le portrait de capitaine Touré est infime par rapport aux gendarmes yi jaar fii Sénégal au colonel à ses supérieurs yi nga xam ne ni saa yi ñu yeewoo ñi nga xam dañu dee sax ci biir front ñi nga xam ne dañoo dee sax ci pour dem sauver ji ay nit au moment où je vous parle ñaata jàmbaaree décédé fële ñaata nit ñooy nekk fële lan la capitaine Touré def enquête lañ la dénk enquête bi am lu ci xew sa supérieur ñoo ko détecté ba pare communiqué seen communiqué continuer dem te gendarmerie boobu tey mooy yeew nga dégg ñu ne jàpp nañu nit te depuis presque ay 1 an ñu ngi leen doon topp ngay nelaw day yandoon ngay tëdd ba yandoon ñu koy def ñooñu tey c'est supérieur laa wax de Abdou Mbengue de Moussa Fall ba ñi fi jot a jaar général Fall Mamadou Fall ñi fa nekk ñi fa jóge woon ñëpp soo toppee seen parcours fi ñu jógee zéro ci dëkk yi sori yi ba yegsi fi ñu yegsi nañu jàngale ñooñu laa wax te ñu bañ a jël ci infine di problème mu capitaine Touré boo xam ne ci ay supérieur am ñoo ko sanctionné bëgg ko jël def ko ne c'est parce que am na camp boo xam ne am nañu problème te ci problème boobu arrangé na leen ñu bëgg a jël capitaine Touré def ko héros mais capitaine Touré du héros national. léegi nag par rapport à la xew IAM man bépp institution bu politicien di diriger wóoluwuma say wax. kon lañ fa jot a wax ci xibaar dama wax ni bépp politicien Guirassy laa wax. wóoluwuma ay diiram parce que day politique te membre de l'opposition la non politicien day manipuler parce que j'ai fait avec eux 20 ans parce que Guirassy boobu di wax loolu Amath Dansokho la doon àndal transhumé dem PDS si vous vous souvenez bien quand Abdoulaye Wade sortait après 2007 les élections di wax ni Amath Dansokho dafa sàcc ay terrain Kédougou jaay ko
kii dafa génn ne Guirassy moo transhumé moo ne woon premier adjoint moom la àndaloo après bi muy créé IAM boobu dafa neexoon ak état bi institution yu mag yooyu yëpp bi ñu koy créé homme d'affaires yi ci bokk ak ñoo ñëpp dañuy neexoo ak état bi boo demee ba opposé wu nag xam nga li ma la bëgg a jàngal mooy Sénégal ñi am parti ñëpp mer ngembu lañu ak faj mer mais kenn amu ci projet de société peut-être que ñi mujjee ñëw am na si ñoo xam ne ñu ngi commencé teg di indi ay projets yu bees mais ñëpp dafa am lu ñu la def si sa institution nga mer génn faj mer ngemb gàddu mer fekk si ñu mer léegi nag ku nekk yor sa buum ñii di yeewi ñii di yeewante loolu moo am Sénégal depuis 1962 senghoriste jaïste khalifiste idiste maquiste wadiste donc loolu moo am Sénégal c'est ce même groupe là benn minorité la te ñoom ñëpp en général ñooy tourner ku mer jóge fii ku mer jóge fee donc moo tax ma ne la Guirassy laa wax li mu wax wóoluwuma ko ministre de l'enseignement supérieur li mu wax wóoluwuma ko parce que temps yi loolu laa jël mooy c'est parce que Guirassy day politique bokk ci opposition bi kee di politique bokk ci pouvoir bi ñoom ñëpp kenn ku si ne da ngaa politiser say mbir mais Guirassy xëy na li tax mu dem jëli ji ko ñu permettre ko mu dugg foofu ba direction moo jël décision bi mu bàyyi ba direction am def ba calme mu doog a génn def communication politique la Guirassy def acte politique la man la que tant que ñu jëlee Mary Teuw Niane boo xam ne ni réforme yi mu def xam-xam bi mu def ak li mu tàmbale woon indi Cheikh Oumar Anne donc man biir enseignement supérieur Cheikh Oumar Anne décision bi mu fa jël du ma ko wóolu du ma ko gëm parce que pour man ku jël boroom xam-xam bu toll ni Mary Teuw Niane ci xam-xam ci réforme yi ci lépp dindi ko indi kële pour des raisons politiques donte universitaire la loolu loo fa jël dama day takk Guirassy aussi depuis mu nekk opposition de quitté ci Dansokho ñëw ci pouvoir dem ci opposition nekkaat actuellement ci opposition boo xam ne ni ña fa nekk aussi fa ñu faral parce que feewu Ousmane Sonko dafa am lu ci xew mooy opposants yi faral Ousmane Sonko nangootuñu gëm combat de principe dañu far féete te c'est dangereux ci ñuy jëli ji réew. d'accord alors li waral coow yi ci capitaine Touré ci IAM yooyu lépp mooy dossier Adji Sarr dossier boo xam ne actuel la mi ngi woon ci table doyen des juges kooku yàlla jël ko ñu andi fi keneen muy Oumar Maham Diallo dossier bi traîné andi beaucoup de polémique saa bu mel ni feuilleton à chaque fois saison bi jeex beneen épisode ñëw gisoon nañu ko fi Sonko ne dinaa dem wuy ji duma dem signé ji jékki-jékki ay audio génn fi mu ne nii doyen commencé waat na def li nga xam ne moom mooy audition yi confrontation yi ban jàngat nga am ci dossier bi nga xam ne jël na ampleur boo xam ne tey sénégalais yaakaar naa ku ci nekk bëgg nañu mu jeex ndax am na yeneen priorité yu ñu war a mën a lijjanti ci Sénégal yu dul ay dossiers yoo xam ne wàllum sexe la. waaw non xam nga yow dafa li nga mujjee daaneel moo am solo nga ne sénégalais yi bëgg nañ dossier bi jeex ci bëgg dossier boobu jeex foofu laay ñëw. mooy léegi dossier bi dafa am ñaari ñu ko sëkk kenn ki jigéen ki dem ne justice Sénégal da ngeen ragal telle personne kee dem ne atte leen ma parce que du ma nangu toog ba benn diir ngeen bëgg ma atte parce que sama contrôle judiciaire samay avocat déposé ñu yeewu ñu ne dossier bi teg nañu doyen des juges bu bees après bi Samba Sall génnee àdduna ñu tàmbali woote dem ñu woo ndaw si woote confrontation am mu dem dans l'ordre normal des choses waa lan moo waral coow li lu nekk en procédure di dox lan moo waral coow li ñaari ñi les concernés léegi man avocat yi du ma wax seen wax parce que ki ma yar Babacar Touré dafa ne ma bu xew-xew amee bul déglu avocat parce que avocat client la yor te Sénégal dafa am lu ma leen di faral di wax dossier politique boo gis un grand avocat du ci wax ñi yor affaires yi ñi bëgg ay fonction internationale mais avocat ba bokk ci parti politique yi maître El Hadj Diouf chef de parti politique la am contentieux politique ak Pastef maître Abdoulaye Tall porte parti politique la bokk ci Ousmane ñooñu rek ay wax jamonoy Khalifa Sall avocat politicien yi nga xam ne ñoo nekkoon fii rek ñoo yor wax ji jamonoy Idrissa Seck ñoom maître Ali Fall ñoo doon wax jamonoy Karim Wade ñoom avocat ya bokk PDS ñoom rek ñoo doon wax avocat ya bokk majorité fële ñoom maître Ousmane Seye ñoom rek loolu conscientisation laay wax mooy c'est-à-dire bu ñu waree manipuler masse yi bu ñu waree wax bu ñu waree jël loo xam ne dañ koy politiser pour gagner bataille bi ñoom la ñuy génnee ñu wax parce que du leen wàññi dara parce que ni ñu sàngee politique gu Sénégal la moo tax doo leen déglu Babacar Touré benn jour daf ma mës a ne bul di dégluoti les avocats benn ñaara leen di link mooy seen client xaalis lañ ci soxla procédure bi lu mu gudd ëllëg da nga leen koy fay yeneen avocats yi aussi dañuy inscrire ci waa ji pour bu faloo
bu ëllëgee nga dugal leen ministère de la justice comme suñu ministère de la justice bi nga xam dafa jàppale woon président Macky Sall ñu ñëw casé ko. donc loolu mooy am donc moo amaat ci ñi nekk dans l'opposition aussi seen i avocats yi bokk seen parti yi di dem élection bu dossier amee ñoom la ñuy jox yëf yi. donc moo tax doo leen déglu bi ci topp mooy dafa am bi affaire bi xewee ba léegi ñaari groupe média yoo xam ni il travaille pour le compte de l'État parce que état bi quand je parle de l'État mooy parti au pouvoir parce que président moo ne du détaché patrie ak parti donc état parti la ñu yor donc ñiy travailler ci loolu nga xam ne occasion bi xëy na jàpp nañu ni opportunité la comme su doon Ousmane Sonko aussi dafa am occasion bi ci ñoom donc Ousmane Sonko aussi tamit am nay journaliste am nay groupe de presse am nay média am na ñoom ni day encagoletuñu sax dañoo wane seen bopp jël seen i dossier non xam nga non ñu si bari ku mel ni Pape Alé Niang ku mel ni Moustapha Diop ku mel ni Ahmed Aïdara ku mel ni Babacar Lo Kewulo ku mel ni bari nañu ku mel ni ak ñi nekk ci yenn sites yoo xam dañ ko créé dédié parti au parti au pouvoir aussi noonu la amee ñi nga xam ne ni aussi ci dossier boobu dañ koy topp parti au pouvoir moom ñan ñoo ko fi nekkal xam nga parti au pouvoir moom yàlla dafa dogal ni ñoom bi ñu ñëwee yegg si dañu naan dañu jël média public yëpp téye moo tax léegi sénégalais yëpp consommé tuñu média public yi nga xam ne ñun ñoo ko war a moom parce que dans les normes mooy commençant ci APS ba ci yéeg ñëw ci RTS ñëw fële Le Soleil yenn ñi nga xam ne sax dañoo bokk ci journal yi nga xam dañu far si ñoom sax ñooy njëkk am yenn information yi am na ci yenn télé yoo xam ne suba Youssou Ndour suba ni mi figue mi raisin suba bu jiboo ak état bi ñu changé ligne bi bu ñu kiiwee bu ñu xawee mer ñu dëbbal ligne bi loolu moo am parce que tous les patrons de presse parfois dañuy reeri ji ci kër ministres yi di reeri ji ci palais actionnaires yi ku amul aide à la presse comme récemment suñu sœur Maymouna gis nañu aussi tamit da ngay radicaliser wu donc moo tax ba ñooñu dañuy valser nii la ñuy def bi ci des nag ci biir presse yi ci biir këru presse yi léegi amatul journalu parti mais journaliste parti moo am léegi ci biir këru presse yi donc loolu moom mooy lu bees li parce que li ma lay wax xam naa ko connaissance de cause là def naa ñetti élection bokk ci ay direction campagne gérer relation ak presse yor naa dossier gérer relation ak presse li may wax lu ma leer la lu ma wóor la parce que nee naa le mal du Sénégal c'est les activistes la société civile la presse et les partis politiques ñeenti ñi ku leen corriger rek ñooy feebaru Sénégal ku leen corriger rek Sénégal normal donc pour man loolu yàgg naa ko wax donc moo tax ma ne la ci fee bi ku nekk da nga am camp léegi nag ñi am camp ñu ngi dérouler mais benn affaire rek moo ci am mooy depuis que léegi dossier bi commencé na démarrer parce que je suis victime sur ça j'ai reçu des agressions des menaces waaye parce que depuis man ak Abdourahmane Sow depuis que l'affaire Ousmane Sonko am premier jour bi accusation bi amee ci journal Soleil ci journal boole mu génnoon gëwuma ko mais dès l'instant que Ousmane Sonko toog na def conférence presse ne dem naa fa dañu ne waxtaan ak Abdourahmane ma ne ko dossier Karim Wade de dañ ko toppoon ba fin bi mu mujjee protocole bu Idrissa aussi dañ caa xeexoon injustice mu mujjee protocole donc bu Ousmane Sonko bu Khalifa Sall bi aussi ñu nekk ci parce que boobu jàmm lañ ci doon dox ndax waajuram bu jigéen bi loolu jeexee ma ne ko Abdou nu ñuy xalaat ci bu Ousmane bi mu ne ma nañu taxawaayu équilibriste parce que ay droits humains la ñuy topp ak justice sociale mooy Adji Sarr am na droit dañ koy défendre parce que justiciable la bu dem plainte deuxièmement Ousmane Sonko dañ ko accuser te kilifa la ci réew mi nañu respecter droit de la défense am ñun position boobu la ñu jël ne kenn amul droit ne Adji Sarr kenn du ko défendre ne Ousmane Sonko aussi kenn du sal gars yi nañu du ngeen ko fi waxee du ngeen ko fi defee il faut ngeen jël camp donc loolu moo indi ñu jël ñu accuser Abdourahmane Sow jamono jooju ma nga woon ca àll ba ndax nit la koo xam ne ñaqam lay dundee dem di uti ji ay gerte dem di wëri àll bi ñu accuser ko dafa encaissé palais dem man ma nekk ci plateau télévision yi jël position bi journaliste yi décrété ne dootuñu ma invité ti ñenn ñi bu ñu ma bëggee invité dañ may wax bu dee da ngay jàpp ci dossier Ousmane Sonko bi. loolu lañ lay wax waaw loolu lañ may wax ci lañ ma interdire yenn plateau yi ñoom xam nañ seen bopp en tout cas télévision yëpp télé yu bari da ngeen ma fa doon gis am na télé yu bari yoo xam te ni di fee boobu ba mu am ñenn ñi dañ may wax ñemewu ma parce que bu ma la invité boo jëlee position ne lii ak lii il faut que nangam dañ may saaga dañ may menacer ne ma lu tax nga invité tiw yenn télé yi aussi bi xew-xew bi amee moom si lañ arrêté sama collaboration ak ñoom donc mais comme ñoom télé yooyu ak journalistes yi dañu xamul seen bopp xamuñu seen cër xamuñu li ñu doon dama leen koy jéggal te duma leen ci condamné donc moo tax bi xew-xew bi amee ñun ak Abdourahmane Sow ak COS M23 dañ ci net parce que ñun dañ ne M2D baaxul parce que c'est partisanerie tey gis nga leen affaire 14 morts yi ba ñu demee ba nekk ay maire majorité bi dem campagne dañu teg dossier boobu dem seen yoon
donc ñu ne ñu M23 bi diñ bañee woon ne ni warul nekk association fañ nekkoon lañ nekk ba tey donc ñun moo tax ñu ber ñu ci lépp accuser que am na benn jour man ak sama mag bu jigéen ñu def ay moto comme ñuy wax naan ay agression Adji Sarr waruñu ko garder ma leen Adji Sarr war nañ Adji Sarr Ousmane Sonko sax ko war a utal garde. lu tax Ousmane Sonko di ko wutal garde ki nga accusé kañ moo leen mais xam nga moom mooy assurance dama wax ni sécurité Adji Sarr Ousmane Sonko ak man ak ñëpp ñun ñëpp ko war a utal garde corps parce que dafa accuser kilifa gis nga fee bi mu amee dañu wax ma ne leen non Ousmane du moom a intéressé parce que yàlla defal na ko li mu koy defal ba pare mu am adhésion populaire nekk projet nekk programme sénégalais yi bëgg ko mais bu nu yeewoo benn xale accusé ko xale bi war nañu xam ndax li muy wax dëgg la ndax amul ku nekk ci ginnaaw mais nag fuñ ko war a waxee ak fañ ko war a lijjantee foofu lañ ko war a defee mais du ci mbedd bi mais tey Ousmane Sonko bu xale bu jigéen bi ko yàqal niw dafa war a set mu setal ko man looloo tax ma ne la bu doon ay sécurisation ak leneen mooy xale bi tey dafa vie wu Ousmane Sonko ci moralam ak lépp daf ci bokk ñun ñi nga xam ne ni aussi tamit dañuy def àq ak yelleef waruñu nanguñu moo tax jigéen ñi je les ai condamnés ils n'ont rien à dire parce que bu ñu jaaree ci suñu li ñu njort parce que gëw ma Ousmane gëw ma Adji gëw ma Ndeye Khady Ndiaye loolu laa wax partout parce que su ma digganteeg yàlla la l'islam laay wax tëraayu bàmmeel laay xool man su may wax mooy li xew Sweet Beauté Abdourahmane dama ne ko comme gunge nañu leen ba ci bunt bi tableau boobu la ñu gis li xewoon ci biir ñoom ñett la concerné ñoom ñaar ñi nga xam ne ñoo newoon foofu ak ka ñu jàpp muy Ndeye Khady Ndiaye leneen lu ci waay wax ñeme yàlla la ak koo faral ak bëgg a wax lu la neex. mais ñiy wax bay wax li nga xam ne mooy xewoon ci biir confrontation bi parce que dama gis nañ ko ci yenn télé yi ñu ci bari wax nañu ba wax li nga xam moo xewoon ci bureau doyen des juges te fekkewuñ ko. moo tax foofu laa lay wax ne la gis nga ci dossier Ousmane Sonko bi ak Adji Sarr bi dafa révélé suñu ngëm dafa révélé ni daayira yi war nañu liggéeyaat dafa révélé ni daara yi war nañ jàngalewaat dafa révélé ni imaam yi war nañoo defaat lël dafa révélé ni kilifa diine yi war nañu delluwaat ci tarbiya nit ñi parce que dafa révélé dafa révélé ñu ñeme yàlla dafa révélé ni réew mi maanuwuñu dafa révélé ni suñu njulli tur rek la nous sommes des pratiquants mais nekkatuñu croyants parce que li rafetal islaamu nit ñi dañ ne mooy nga maanu li attee li nga xam ne noonu la ñuy attee l'islam ak ni nga xam ne noonu la ñëpp ci jéng donc bi ci topp mooy ci wàllum média ak société daf ci wane tamit mbir moom mooy c'est-à-dire léegi li xew ci biir tribunal yeeg policier ak gendarme yaak PV yaak yëpp foofu laa la ne suñu journaliste yooyu ma la limal sànq ñooñu aussi benn moment yéen seeni moroom journalistes yi da ngeen seetaan moo tax léegi vous avez construit des monstres léegi monstres yi ci seen biir lañ leen di lekkante parce que ñu tendance bi xam nga bu njëkk benn journal day def lu ñaaw nga ne non du ma ko wax parce que c'est sama confrère la nangam mais journaliste boobu solidarité de corps am na loolu foog naa man maa la koy mais ci journaliste rek la journaliste yi ñoo ko teg te teguñu ko fenn parce que journaliste buy dem di encaisser du yóbbaale moroomam journaliste bu am na ñuy encaisser mais déggoolu man ñuy jaay émission yi di encaisser di jaay plateau yi di def lépp am journaliste yoo am ñooy chargé de communication yenn chef de parti am journaliste yoo boo bëggee mobiliser ñii di jaay revue de presse yi ñii di jaay émission yu mag yi donc buñ koy def ñoom duñu woo seen moroomu journaliste yi ñu commencé jaay ñun waa Dakar non yéen nekk leen ci ndimbal géeg mbaax gi rek parce que yàllaa leen di fay parce que man à distance laay toog doon leen ñaanal loolu ëpp loo gis mais ñi nga xam ne ni dañu créer loolu plateforme business yooyu ñooñu bu ñuy encaissé ji duñu leen wax journalistes yi dugg ci biir kër yi nga xam ne dañuy neexal directeurs yi di mar seen dàll yi di ko siire parfois sax ñu toggal seen directeurs yi añ wala ñu indil ko café loolu tamit moo tax bi ci waxee naan ay corporate ma ne leen yéen seen wàll bu njëkk dama daan wax presse bi nii une partie mais léegi yéen ñëpp laay boole ci benn sac parce que mbir bu amee ñu koy yàq man ba ma demee ci politique yi dama yeewu ñëw ne ñoom ñëpp laa wax jamono ji may wax nii politique na ko ñëpp moytu parce que yoratuñu ay parti politique ay groupement d'intérêt communautaire lañu ay parti in ak règlement de compte moo am mais damaa ñëw ci société civile bi tamit ñëw ne société civile civilisé tul sellatul gis activiste bi ne lii du activiste acti business la ak acte d'affaires donc ma gis loolu saytu loolu ci presse bi tamit dama ñëw gis ci biir presse bi dañoo seet ñooñu doyen yi paa yu presse yu mag yi au lieu ñu dem retraite ñëw ci kii di jaay à la une di jaay libre ñoom ñëpp ñu toog noppi ci seen corps ak seen milieu bu ñuy yàq donc maintenant je me suis dit que ñi seetaan seen milieu donc muy yàqu te keneen koo fi laaloon leneenam ñu jóg taxaw donc moo tax moment boobu ma boole leen loolu yëpp donc moo tax man la ci fee bi dañ ci wane journaliste yoo xam ni dañu war a tijjiwaat parce que man depuis CESTI ak ISIC li mujjee génnaat ci ay journalisme ba ci carte nationale de la presse bi ñu wax ni am na carte yu ñuy rejeté mooy nañu xoolaat ni mbir mi yàqu na c'est infiltré donc moo tax ma ne la ci mbirum Adji Sarr bi maanute daf ci yàq parce que ba par institution yi UMS musul wax na
donc si dossier la boo xam ne ñëpp santé am nañ ci part de responsabilité parce que on parle des PV fuités. journalistes yi dugg ci biir di am collaboration ak yenn magistrats feeñ na parce que am na si ñoom dañuy dugg ci biir di génne ay information ca jamonoy Khalifa Sall la amoon kenn waxul dara mu ngi doon am ci jamonoy Karim Wade ci audition ñu auditionné la ba pare ñu génn joxe ko ci mbedd bi mais doo gis patron yi doo gis CORED wax doo gis SYNPICS wax doo gis convention des jeunes reporters léegi loolu la ñu bàyyi mu màgg nag léegi ba taxaw ba dépassé ñu léegi ci ñoom la mujj tourné léegi journalistes yi seen wàllu bopp léegi ñoom la ñuy tuumaal ñoom la ñuy sosalante journalistes di ko sosalante maa ngi la ci ñaanal yàlla préserver la ci. amiin